ñeenti waxtu ak genn wàll ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg ñun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. marche ñoo lànk bi waroon a am tey jii ca Géejawaay dañu ko mujj bàyyi préfet da ko tere ndax dañoo yéex a déposé ñu ni dinañu defaat demande tey ji nag ngir mën a marchat ajuma. njëgu courant bi nga xam ni dafa yokk tax directeur général bu kër ga di Senelec tëj ak ay association de consommateurs ngir leeral ci yokk bi ñi muy laal ak ni muy toll. dund gu seer gi ak réew mi gouvernement bi nag ni mu yennee ko diisaay bi ci kaw nit ñi moo tax Abdoul Mbaye premier ministre bi fi woon nag daal di jàpp ni politique d'ajustement structurel ya fi amoon jamonoy Abdou Diouf moom la gis muy dellu si waat. Abdoulaye Diouf Sarr di natt boppam ci at mii di tee ci ni mu yore wérgu yaram ci réew mi baax na waaye mën na fee gën la wax 2020 mu ni yitteem mooy doon nag fay borop couverture maladie universelle bi. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram. gannaaw bi chronique société soxna Naata Mbaye mu ni kañ la waa réew mi nag di lànk nguur gi li mu koy teg te du fipp mukk yokk gi nga xamante ne nii nag moo ci mujj di ci firnde ñu daaneele li ci yéenekaay. préfet bu Géejawaay aaye na doxu waa ñoo lànk bi ñu bëggoon a amal tey jii di ñaxtu njëgu courant bi ak des ci kaso bi ak Guy Marius Sagna ak ñi mu ci àndal. nee na nag du tere rek ngir bëgg a tere waaye dañoo sàmm wut ak sàrt yi ndax ci administration 3 jours francs la ñu wax ñetti fan yoo xamante ne ni ba nga ko déposé di ci bokk moom la war a am ngir ñu soog koo mën a nangu te loolu nag ñoom sàmmonte wu ñoo ak moom moo taxoon mu daal leen di jox ngant daal ci annexé itam li nga xam ni moom mooy ci wàllu code pénal la koy firndeel waaye nag ñi nga xam ni ñoom ñooy association yi nga xam ni ñoom ñoo ko sumboon organisateurs yi nee nañ nag dañuy bàyyi waaye dañuy dugalaat beneen demande bis ni ki tey jii ndax du ñu tardewaat ajjuma ak jàmm bu ko defee ñu mën a marche déggoon nañ préfet ak Khadim Lo mi yoroon seen kaddu. li waraloon marche yi yëpp nag di njëgu courant bi Senelec yokk gi ñu koy yokk nag tey taxoon directeur général am janoo woon ak ay association de consommateurs ngir indi leen ci ay leeral ci ni muy dalee ci kaw nit ñi moom moomee nag ndaje mi itam ay taskatu xibaar mayoson na leen ñu fekk ko Salimata Aw. Senelec gu Sénégal la ñoo ko tabax ba mu yegg si fii te nañ ko dooleel mu yeggali fu mu jëm. bataaxal bi directeur général bu Senelec doon ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy woy jëfandiku yi loolee ci ndaje mi nga xamante ni amaloon na ko tey ci suba ci digganteem ak association consommateurs yi Imam Youssoufa Sarr. hausse bi ci boppam am na ñoo xam dañ ci jaare pour Senelec ni ñu ko yoree ak alal jéeg yooyu indi yeneen problème léegi liñ hausse bi du Senelec moo ko décidé état moo ko décidé parce que état moo daan génne ci poosam di joxe bi mu génnee ci poosam di joxe. ba jëmmi jamono mu xool ni xëy na am na yeneen priorité yu nekk feneen mu ni danaa joxe lii waaye lii si des kat da ngeen koy fay. bu ñu sukkandikoo ci directeur Senelec bi Pape Demba Bitèye di ñu xamal ni jafe-jafe communication rek moo am wante ñi ngi def seen kéem kattan ba lii ñuy duppee réajustement bi bañ a feeñ ci poosu sénégalais yi. wane nañ ne bu ñu xaajoon client Senelec yi yëpp si téeméer presque juróom fukk bi ak juróom-ñeent yi yëpp mbir mi bokkuñ si. ça veut dire que ñooñu bees bu ñu amoon depuis 2017 moom la ñuy continuer ba léegi ñu xoolaat li ci biir mooy buñ si yokkaatee presque si juróom fukk ak ñeent yooyu buñ si yokkaatee presque fukk ak ñaar fukk ak juróom-benn muy téeméer boo jël presque juróom-ñett fukk yi 1200 francs mooy yokku si seen facture par bimestre muy téeméer ak ñeent fukk waxuñ ne du dara. Momar Ndaw moom li muy ñaawlu nee na mooy lii di wàllum yokkuteeg courant bi dañ koo bëgg politiser te ñoom doxuñu si loolu Ascosen nekkul ci benn parti politique. bu fekkee da ngay défendre nit ñi kon chaque fois bu jafe-jafe amee da ngaa war a dem fa information bi ne xam li xew ba pare informer ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateurs yi kenn ku nekk xam li xew gis nañ nag ay politiciens yu ci dugg di commencer di jaxase di wax. yeneen i daje dinañ ko amal diggante Senelec ak comité national de dialogue ak ñeneen loolee lépp nee nañ liñ ci jublu mooy benn jafe-jafe bañ a am seen diggante consommateurs yi ndax ñoom ñooy pousse Senelec ba fii ñu agsi tey. doole nag di firnde ci ni nit ñi nag seen doole ci poos day gën di wàññeekum gouvernement bi nag yenneeku ko ci seen kaw muy subvention bi nga xam ni da ko téye woon te mujj ko bàyyi di daal ay mandarga yoo xamante ne ni Abdoul Mbaye mi fi nekkoon premier ministre bi nguur gi soog a ñëw jàpp na ni politique d'ajustement structurel yu métti ya fi amoon ci at yi Abdou Diouf
moom la gis ni lii firnde la ca tey jii la ci doon janoog taskatu xibaar yi Pape Balla Gueye. bu doon natt njiitu réew mi ci anam yu mu doxalee ci atum 2019 bi lé Abdoul Mbaye fas yéene wu ko jox note bu baax ci wàllum koom-koom politique anam yi nga xam ne noonu la doomu sénégalais yi di dundee daanaka amul benn secteur boo xam ne bàyyi na ko ginnaaw njiital ACT muy xam le ne njiitu réew mi jamono ji lépp lu muy doxalee dafa tënku ci ajustement structurel. waxoon nañ ko te dikk na mooy ajustement structurel boo nekkee ci réew dëkk ci di yàq tegoo dara ci yoon boo xam ne mën na indi koom mën na dooleel alelu état bés dina ñëw fépp rek ngay seere loolu la ñuy wax ajustement structurel fu ne nga war a seere ñu ngi ci de muy douane ak lépp loo jënd mu tasaaroo ci njëg yi dañ koy yokk muy électricité dañ koy yokk li lay deseel daal di néew loolooy ajustement structurel ci loolu la ñu ne. yeneen ci ay poñ yoo xamante ne yëkkati na ko muy xaalis bu bees bi nga xamante ne moom la réewu Afrique yi fas yéene jël muy éco bile Abdoul Mbaye di xam ne liggéey bu am solo boo xam ne ndawu Afrique yi def nañu ko waaye nag muy ñaawlu tekk-tekkaaral ñi nga xamante ne ñooy acteurs économiques yi lee dafa am ñoo xam ne kenn déggu leen ndax yaa ngi dégg xale yi laaj nañu lu am maanaa jot nañ ko mu des nag opérateur économique yi ana ñu ana patronat ana ñuy commerce ana ñuy doxal koom ñooñu dañu war a jóg tey ne lii la ñu bëgg ci suñu monnaie ba ñu dégg leen. jamono ji nag li ko gën a soxal bokk na ci ëllëgu Sénégal Abdoul Mbaye dellu di ñaax njiitu réew mi ngir mu daal di soppi doxalin daal di gën a tënku ci li nga xam ne moom mooy grand travaux yi wuteeg loolu te bàyyi grand projet yi nga xamante ne gis na ne dafay tardel réew mi te amul benn njëriñ. mu nekkoon Pape Balla Gueye ñu des ba tey ci wàllu jafe-jafe yi askan wi ak éducation nationale ñoom nag 2020 ji ñu dëgmal boo moytuwut grève yi dina métti ndax préavis yi ñu déposé woon yëpp jeex na te boobee ba léegi gouvernement bi wootewul lenn lu jëm ci ndaje moo xamante ne nii nag dañ ko war a seq ak ñoom ngir leeralal leen fan lañ toll ci liggéey bi mu nekkoon loo xam ni tax na tey jii ñu daje ak taskatu xibaar yi Anna Rocha. ñaari fan ci weeru décembre bu ñu déposé seen plateforme revendicative ak seen préavis de grève ak léegi ba tey dégguñu benn xibaar jóge ci kilifa yi secrétaire général bu SAEMS di ñaawlu li ni mel li nekk ci plateforme revendicative bi bëri na waaye li ëpp solo ci feuille de route 2020 bu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire mooy nguur gi sarmonté ak déggoo yi ñu xaatim fanweeri fan ci weeru avril atum 2018. D'abord, la question du système de rémunération des agents de l'État. Maanaam payoor yu ñu war a def ci fonction publique. Il faudrait que le gouvernement au Sénégal, conformément à l'engagement du président de la République, parce que nag moom moo taxaw suñu kanamu premier ministre mu ne jàngalekat yi am nañu dëgg mënuñu continuer mais am un système de rémunération boo xam ne dafay bojj. À partir de ce moment, il faut ñu corriger ko. Le cabinet def na étude bi ñun nekk nañ atelier ak tous les acteurs. Rapport final bi teg nañ ko ci table président de la République. situation éducation nationale boo moytul dina gën a lëndëm ndax fi lekk benn semaine SAEMS nee na dina tàmbaliwaat xeex bi bu dee saafara amut. syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire déposé na son préavis de grève te préavis boobu mu ngi jeex le 2 janvier bu dee nag amul lenn lu bees ci comportement gouvernement bi par rapport ak accord yu ñu xaatim mais bu bureau national décidé ñu engagé xeex dañ koy def. te sax donte ne daal dinañ installé membre yu comité de pilotage bu dialogue national bile SAEMS ba tey mu ngi ci am xel ñaar ndax bu ñu sukkandikoo ci Saourou Sène politique moo ci gën a fës. ñu wéy ba tey ci wàllu syndicaliste yi ak juróom fukki at yi CNTS ñoom ko nag doon ko màggalaale tey ji nekk ci anam woo xamante ne nii nee nañu wàllu protection sociale maanaam jox nit ñi foo xamante ne nii kuy labati jàpp ci wàllu wér-gu-yaram wala lu ñu mel dina leen mën a dimbali nee ñu nag dañoo bëgg bi yoon mu law gën a yaatu ba ci secteur informel bi nga xam ne ñoom nag ku ci wopp yaay faj sa bopp lu la dal yow ak yow kenn ak sa bopp ñu daal di koy dajale xew wi ak organisation téeméeri at yi OIT organisation internationale du travail Nafissatou Sylla ab njàngat ñu teg ko ci méngale système de protection sociale yi ci Afrique ngir màggal juróom fukki atu confédération nationale des travailleurs du Sénégal di CNTS ngir secrétaire général am dafa war ñu topp loi yi ni mu waree ci liggéeykat gu nekk moo di giro nekkul rek ni boo ko rate fee matale nga lépp donc moo tax ma ne dañuy war a waxtaane xool nan lañ def ba ñi nga xam ne protection sociale bi agsiwul ci ñoom maam ñi gën ko lawal mu yegsi ba ci ñoom waxtaan la parce que politique la. doon na tamit occasion ngir xalaat bu baax ci naka
la ñuy suqalee financement yi ngir bépp liggéeykat mën a am couverture sociale bu mucc ayib. am na lu des ndax malgré gouvernement li ñu def ak xaalis bi ci dugg boo jëlee téeméer yu nekk fukk yi xëy na ñoo ci am accès ñi ci des ñëpp te nekk Sénégal nekk ci population bi nekk secteur informel bi nekk ci àll bi amuñu chance boobu malgré gouvernement bi effort yi mu def nan la ñu def ba yaatal ko ñi nga xam ne ñu jotuñu ci loolu nan lañ def bañ jot. ngir ministère du travail protection sociale dafa nekk ak bu am solo Fatoumata Dramé di directrice de la protection sociale. ñi nga xam ne fayeekuñu weer ñooy liggéeyal seen bopp te gis nañ ne léegi dañoo bëri Sénégal ñoo ëpp sax ñi nga xam ne dañu nekk ci système formel bi ñooñu amuñu couverture sociale ci loolu nag nañu xool nan lañu xoolee ba am mécanisme yi nga xam ne dinañ jël ñëpp au Sénégal képp kuy liggéeykat nga mën a am couverture sociale. cinquantenaire bu CNTS dafa yembook téeméeri atu organisation internationale du travail organisation bu Sénégal bi nag jàpp ni couverture sociale bi ci liggéeykat gi néew na loolu ba tax na mu fixé ay défis bu weesoo sax am benn position commune ci zone UEMOA fexe ba bépp liggéeykat mën a yëg boppam. RFM rajo askan wi. maa ngi ko doon junj ci bopp xibaar yi 2019 wér-gu-yaram ni mu doxee ak ki ko jiite di ministre de la santé doon ci natt boppam tey jii nag lañ ko laaj lu mu yaakaar ni def na ko mu ni baax na waaye des na ba tey mën naa gën a góorgóorlu ci la xamle itam ni atum 2020 mi farata ji ci njëkk foofee ca ministère ba mooy doon bor bi nga xam ni CMU amel nañ ko ñu fay ko ndax tëral na bu baax a baax kër docteur yu bëri yaan Awa Mbaye. ministre bi ñu dénk wàllum wér-gi-yaram ne ci atum 2019 bi daf na ci ay jéego yu mag bokk na ci yokk liggéeykat yi ay jéego yu mag ci secteur santé bokk na ci yokk ña cay liggéeyee defaraat matériel ba mu gën a xarañ tabaxaat ay bërëbu fajukaay wala sax jubóog syndicat yi ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ne def na lu baax waaye mën naa def lu gën. mbiru santé si Sénégal dafa nekk donc loo xamante ne dafa préoccupé population yëpp daf leen donc ñor bu baax a baax a baax lépp lu ñu si def rek mën naa wax ne doyul. bon nag ñun saa yu ñu yeewoo rek ñu ngi xool lan la ñu gën a mën a yokk pour que population yi gën a kontaan si liggéeyu santé bi xam nañ ne nag 2019 am na lu bëree bëri lu ñu fi def si wàllu tabax structure si wàllu yokk donc jumtukaay yi si wàllu yokk personnel bi si wàllu taxaw pour que médicaments yi gën a mën a taxaw si wàllu jàppale effectivement structure yi fay leen seen i bor si wàllu fexe ba aussi ni ñu yore ministère bi ñun ñi gën a efficace pour que Sénégal yi xam ne ministère de la santé daf fi taxawal population yi. waa CMU fay bor yi ne ameel bërëbu fajukaay yi doon na loo xamante ne lu yàkkamti la bu ñu sukkandikoo ci kàddug Abdoulaye Diouf Sarr mi ne atum 2020 bi ñu dëgmal la dina ko def priorité. incha allah danaa si liggéey avec ministère du développement communautaire parce que léegi ñoom ñoo yor demande bi si wàllu CMU liggéey si sama collègue des finances et du budget mooy ñu def ko mu nekk effectivement année boo xamante ne prioritairement dañuy fexe ba lépp loo xamante ne amal nañ ko yenn structure rek ñu jàppale leen ba mën leen ko fay pour que ñoom ñu mën a suqaliku ba mën a donc atteindre seen objectif. fexe nag ba doomu Sénégal yi fu ñu nekk mën a faju te duñu ci am benn gàllankoor muy ci seen wàllum poos wala fu ñu mënti ne lii itam doon na poñ boo xamante ne njiital ministère de la santé nee na daf na ko ab pas. kon Awa Mbaye ñuy jégalu ci ni mu daggee mu doon tey jii nag xew woow ci suba la ko amaloon moom ministre bi ci réunion comité interne de suivi du plan national de développement sanitaire di PNDSS ñu doon ci waxtaane nag ni ñu koy doxale 2019 ba 2028 wax ci wàllu gouvernement bi ak liggéeyam ba léegi nde projet 100 000 logements bi tey jii nag tax na ministre bi ñu dénk wàll wi di ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana daal di seeti woon ñaari bànqaasi gouvernement bi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a liggéey loolu muy SICAP ak SNHLM mu ni 20 000 logements yi ñoom ñoo koy defar mu ni nag mbindu mi fi mu ne nii daanaka mébétu gouvernement bi léegi ñiy bindu daal di koy dab te matagul semaine ndek 89 000 personnes yoo xamante ne nii ñoom bindu nañ ci bi ñu ubbee ak léegi noté nañu ko ministre bi xëyoon tey jii ni ñu ko waxee kon nag ci ñaari bànqaas yooyu mu ni fii ak juróomi at ñoom dinañu matal liggéey boobu ñu déglu ko moom Abdou Karim Fofana ci micro Koumba Sandiane Faye. bi ñu ubbee plateforme bi léegi te ma wan leen fi nga xam ne fa lañ jógee ak fa lañ àgg tey gis nañ ne ci une semaine ajjuma bi paase lañ ko ubbi woon ajjuma tey bi toll nañ ci 89 000 demandeurs mooy juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti junni ci ay nit yoo xam ne dañuy laaj kër bindu nañ ci plateforme bi ñooñu bindu tamit ku ci ne wax na li mu mën ci wàllu payooram ku ci ne wax na ndax appartement la bëgg wala kër la bëgg ak fan la ko bëgg
boo seetloo Dakar mooy jiitu daanaka juróom-benn fukki Dakar lañ nekk topp ci Thiès defe naa am na fukki junni ak juróom yoo xamante ne buñ ko xaymaa ci Thiès lañ nekk kaw Saint-Louis topp ci Ziguinchor topp ci Kaolack topp ci nga xam ne tey boo demoon région Ziguinchor xibaar bi nga xam ne moom la ñu plateforme bi andil mooy lu mu tuuti am na 2000 demandes de logement 2000 nit yoo xamante ne ñi ngi taxaw tey di xaar logement ne buñ ko defaree ak conditions yi état bi teg mën nañ ko jënd donc loolu nag mooy pas-pas bi nga xam ne état war na ko am organiser wu ba nga xam ne ku ci ne fa nga ne boo laajee logement ñu mën la ko yombal leneen li nag mooy lan mooy njëriñu promoteur immobilier public état saa yu demee ba créer société wala agence rek dafa fekk ne am na loo xamante ne privé yee ko waroon def waaye mën na am doole bi wala tolluwaay réew mi àggagu fa. ñu daal di kon yegsi ci xibaaru tàggat yaram Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay Makumba. ñu di ko tàmbaleek wàllu football ak coupe de la ligue bi defar nañu tirage au sort 16e de finale googu jongante nga xam ne équipe bi nekk ligue professionnelle ñoo koy jongante ligue 1 ak ligue 2. tirage ba démb lañu ko daal di amal nee nañu Guédiawaye football club mi nekk ligue 2 Gorée mi ne ci ligue 1 lay di dajanteel Linguère ba ca ligue 2 ba ñaari tali lay fekk si ci Ndakaaru Port ak Sonacos ñaari équipe yooyu yëpp ña nga ca ligue 2 Mbour Petite Côte moom dafay dajal Thiès FC Uzo bi nga xam ni guddi ñu toll ni ma nga ca kaw wala dajante keneen koo xam ne ma nga ca kaw ligue 2 ba di Kër Madior ñaari équipe yooyu yëpp ñoom ñoo nekk ci podiumu ligue 2 bu Sénégal Douane itam war na laaleeg waa Africa Promo Pikine Jaraaf kooku jongante la ndax ñoom ñaar saa sunu laalee dafay mel ni marché bu tar la ndax jotoon nañu laale ca Léopold Senghor Pikine fekkee leen ba noppi dóor waa Jaraaf ya foofa Dakar Sacré-Cœur itam dina laaleeg waa Dakar Université Club affaire de waa Ndakaaru la ci waxtu woo xam ni waa Casa Sport soose yee ak Joola ya foofe ñooy daje ak soose ak Joola yi ne ci Stade de Mbour ñaari équipe bu ligue 1 la Demba Diop moom dina laaleeg waa Renaissance bu Ndakaaru Génération Foot bi nga xam ne mooy champion du Sénégal itam dina daal di amal jongante waaye ñoom dañu di équipe yoo xam ne dañ leen di bàyyi ñu daal di kon dallu ci tour bi ci tour ba ca bokk lañ leen di kon sóob ci jongante bi ci wàllu yeneen i match yi itam mu jëm ci li nga xam ne rek moo di coupe bi ñu jagleel Ousmane Tanor Dieng am na ca nag programme goo xam ni daal da su ko fas yéene rek amal muy wàllu ligue amateur ji boobu la jongante nag ñoom ñeneen tey ji ci ngoon AGEL di équipe benn boo xam ne mi ngi ci national bi mooy dajee ak waa Sandark bu Ndakaaru Jeanne d'Arc bi nga xam ne mooy meneen équipe Sénégal bu mus a dem Makumba ba demi-finale Ligue des champions ci Afrique léegi ma nga ca national ay xiiroo ki ngaayoo ki mbiijoog mballoo moo ko yóbbu foofa ci Alassane Djigo moom olympique bu Ngor moo ca dajee ak waa Walidane bu Thiès te Amadou Bari nee na Étoile Lusitana moom itam dafa wàcc ba ca national mooy fekk US Rail ñaari équipe yooyu yëpp jotoon nañu nekk ci première division lu ñéegi ña nga national ci Stade Thiaroye ak waa HLM Grand Yoff daanu amal jongante loolu tàmbali na sax mën nañu ko wax Oslo itam ak ASFA daan amal jongante coupe boobu nag ñi nga xam ne waa Haut Conseil bi Aminata Mbengue Ndiaye jiite dañu ca def lu toll ci 100 millions la ñu jël jébbal ko équipe yooyu ngir ñu amal tournoi ba ndax dañu ni dañuy war a feddali seen diggante ak mouvement amateur bi ndax seen njiit la fa woon di aja dawla ji di Ousmane Tanor Dieng ku bëggoon jàppale football amateur bi la moo tax ñu daal di kon taxawee nu ni mel ñu jeexal ak wàllu Ligue 1 bi dinañu sóobu ci weekend bi ci seen juróomeel bi journée programme gi nag am na ci ay jongante yu neex yoo xam ne daal dina am waaye bu ñu ci gën a fësal moom moo di jàmbaar bay dalal waa Stade de Mbour muy derby Petite Côte bi jàmbaar ngi ci kaw ci saa si ñu tembe nii waaye Stade de Mbour mi ngi ci ay jafe-jafe ñetti match ñetti défaite la am naka la ñaari équipe yooyu di waajalee jongante yi ñu déglu kenn ci entraîneur yi di Gadiaga Boubacar bi nga xam ne mooy tàggat xale jàmbaar yi ci micro sor sudee ci jot di xaar mu nekk match bu neex parce que dina am ay nit kuy jouer derby yu mel nii nga xamante ne Mbour la waa Mbour dañu bëgg football wax nga xam ne stade bi dina am nit parce que waa stade de Mbour ñoom dañuy topp seen équipe porteur yu bëri ma tabarakallah waaye nag ñun dañ def loo xamante ne rek comme ni ñu ko doon defee rek dina waajal suñu bopp comme ni ñu ko waajal suñu bopp maanaam préparer suñu jeu def si ingrédients yi nga xamante moo war pour ñu am réussite waaye xam nañ ne que ne kiñ ko sequl même fekk sax dafa nekk si situation yu metti neen indi lu tar pour que match bi du yomb si ñun kon donc ñu ngi xaar match bu metti waaw léegi crise bi Stade de Mbour di dund jamono ji est-ce que du avantage ci yéen duñu profité de parce que derby bokkul ak yeneen match yi derby au contraire ñoom buñ ci amee ndam wala ñu am si bit résultat bu positif daf leen di booster dañ di joxaat encouragement bu bari pour que match yi ñëw ñu gën si nekkaat donc ñun xam nañ
que ne du yomb si ñun parce que li ñu fi indi ñëw li fi indi dina métti trop dina tar mais du wàññi dara si li ñu nekk si li ñu li xew li jiitu li xew du ci wàññi dara si seen déplacement bi maa dina indi lépp lu ñu am ci wàllu xam-xam ci wàllu doole ci wàllu kattan te fekk tamit ñu pare loolu ñu ngi koy waaj loolu xam nañu ko ne match bi du yomb xam nañu ko ne donte leen ñoom ñàkk nañu semaine dernière 3 terrain lii beneen match la ñaari match yu wuute la yoo xamante ne match bi nga xamante ne booy jouer sa terrain contre équipe boo xamante ne yéen a dëkkandoo ku nekk da nga bëgg a sauver match bi nga xam si ndam pour que dëkk neex ñun ñi xaar match bu métti. tubarkalla ñoo nga ca match booba waaye ñoo nga ca beneen match bi tam ndax tubarkalla match daal foofu lay njaay saa si tembe ñi nekk ci ay jafe-jafe nag mooy waa Stade de Mbour kenn ci seen njiit ya di Samba Ñebbe Ba am na loo xam tam nee na namm nan ko ca dëgg nag foog nu fipp ndax ñetti défaite moom mel na su ko ñeenteel Samba Ñebbe Ba la ñuy déglu. ñuy daan waajale yeneen jongante yi ci biir mbokk noonu lañ koy waajale rek ndax jàmbaar ak ñoom yàgg nañoo fël xamante nañu bu baax léegi nag fan yi passé am na duggoon ci biir ko équipe bu Stade de Mbour Stade de Mbour nag min na ay yëngu-yëngu min na ay jafe-jafe loolu mook dundama ànd te am na fa ay ñu fa yàlla teg ñoo xam ne ñi yàlla may na leen ak mat ak ay pexe yoo xam ne yi dinañ liggéey boo xam ne bi dina leen génnee ci pax mi nu dugg pax moomu nag mooy jafe-jafe yi ñu nekkee yaakaar naa ni jafe-jafe bi boobu warul tax nit ñi yokki wala ñuy bàyyi ndax ci Stade de Mbour comme ni ma ko waxee woon léegi rek min naa ay jafe-jafe te nit ñëpp ngi liggéey boo xam ne bi bu jàppee dinañ génn ci li ñu nekk. tubarkalla bu jàppee dinañ génn ci la ñu nekk loola mooy seen mëbët Makumba. tubarkalla jërëjëf Malal. RFM. jàngat bi ci wàllu tolluwaayu askan wi ci rétro yi soxna Naata Mbaye di waxtaane nag askanu Sénégal ni ñu mën a tegoo lu ñu leen teg rek ñu tegoo ko te duñu jóg mukk xeexal ko seen bopp. am na ay kàddu yu naan buñ la pesee tàllalal beneen lex bi buñ koy wax nit mooy dañoo bëgg mu gën a am doole muy ci xel ak ci taxawaay li wér te wér nag mooy sénégalais moom bu amoon junniy lexit dina tàllal yépp ñu pes ko mu këpp ci suuf du caagin ni dañuy wane ab doole waaye ab yàccaaral képp la lépp lu ñëw nga nangu ko du caagin ni dangaa gëm yàlla am na lu ca laxasu woy jëfandiku yi nekk fii ci Sénégal doorewuñu faywuñu attewuñu xeex kon nag bum ñu bett ci atum 2019 buñ gisee ni lu bëri dafa yokk muy ciment bi carburant courant farine beeg mburu bi sax fexe nañu ba yokk ko bëriwul way jëfandikoo yi génn aljuma fukki fan ak ñett ak aljuma ñaar fukki fan ci weeru décembre manifester ñaaw lu yokkute bi ñu nemmeeku ci njëgu courant bi déedéet lu ci bëri danoo toog seen kër ñenn ñi sax di xas ñi am fitu génn dem bokk ca manifestation ba laata loolu yéen a ngi fàttaliku aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bee weesu Guy Marius Sagna ak yeneen juróom-ñetti nit ya ñu jàpp ca buntu palais de la république nekkul ñoom képp ñoom ñooy dund yokkute courant gi ay junniy kër la yëf yi yitteel kon bés boobaa ñaata nit ñoo mënoon a génn dem manifester waaye defuñu ko moo ne sénégalais yi nga xam ne ñoo gën a aay ci roy dàq royuñu mouvement gilet jaune yi am fële ca France ca réewu Macron boobule mouvement baa ngi door ci atum 2018 ba ñu ne dañuy yokk carburant ba ay way jëfandiku ne du ca dal tàggoowuñu ñoom ñëpp a génn ci mbedd bi di ko naqarlu ginnaaw si ñu boole ci yeneenub ñaxtu aaju ci seenub dundin di ngeen na sax Sénégal ak France bokkul waaw dëgg la waaye ñun saa su nekk dañuy fëgg suñuy dënn naan talaatay ndeer di ko bàkkoo ak ñoomin Lat Joor Maba Jaxu Ba kon lan moo tax ñun duñu xeex ngir sunu àq ak sunu yelleef xeex ngir ñu taxawal ay politique yoo xam ne daf ñuy jëriñ waaye du bënn suñuy poos amaana ñu bari ci yéen xam nañu association client ak sociétaire institution financière ña ca bokk de daanaka ñoom képp a nekk ci seenub xeex woote nañu ba tàyyi ay bés yu nit warta dem ca banque ba ngir naqarlu banque yooyee ni ñuy roppatee suñuy koppar waaye kenn fekku leen ca loolu ñun daal bëgg nañu association consumériste yi di xeex suñu àq ak suñuy yelleef ñu toog suñu kër te baaraam bi gën a tuuti duñ ko yëkkati nañ waxante dëgg ñoom ci seen bopp di association yooyu sonn nañu tàyyi nañu xanaa kay dañ koo waxul sénégalais yi nangu nañu jóg taxaw bëgg ku leen xeexal bu fekkente ni seenub intérêt bopp képp la ñuy lëjal laaj bi ñu war a samp jamono ji mooy lan lañu fi bëgg a bàyyil suñuy doom ak suñuy sët ab société boo xam ne nit ña ca nekk seen bopp képp la ñuy xalaat di beru wala boog ab société bu am dignité moom ci xeex lañ koy amee waaye nekkul la ngay am ca mujjantal ba maanaam nga am wala nga ñàkk li nga yellool li ëpp solo mooy nga xeex ci jàmm nag bu mënee ne